partage yi wax dëgg yàlla merci ndax live bu gàtt rek la pour def benn précision leeral leen ci Senelec. Mam Is maa ngi lay nuyu, Khadim Silla mon frère, Sofia Al Farouk Dolce Mia sa tur moom war nga ma ko jox, Thierno Amadou Youssou Diop maa ngi leen di bëggee bu baax. Dolce Mia war nga maa jox tur bi voilà donc voilà li ma bëgg a wax ci Senelec mooy Senelec dafa am rupture compteur. jot naa ay information ñu xamal ma ne directeur u Senelec bi dafa joxe fi ñu toll ni autorisation pour que compteur yu màggat yi nga xam ne jëloon nañ ko yóbbu ko ci seen dépôt yi, compteur yooyu la ñu nekk di réhabiliter di ko joxaat nit ñi di leen ko installer ci seen kër yi. loolu benn la, maa ngi leen di wax loolu Senelec laa wax. jot naa information que directeur u Senelec dafa am rupture compteur ndax mauvaise planification, ni mu planifié woon baaxut. léegi ñi ngi jël compteur yu màggat yi nga xam ne dindi woon nañ ko ba denc ko ci seen magasin yi, compteur yooyu la ñu jël di ko recycler waat. ku demandé courant ñu yóbbul la compteur yu ban yooyu. benn compteur boobu danger la parce que mën naa tàkk wala lu ne mën na ca xew. deuxièmement mën na laa indil facture yu cher parce que compteur yooyu su baaxoon kenn du ko dindi ci kër yi. bon bu mu bon moo waral ñu jële ko ci kër yi denc ko ci magasin yi. suñu demee léegi ba am rupture compteur bay jëlaat compteur yu màggat yooyu di ko yóbbu, il y a problème. beneen problème bi ma leen di wax mooy compteur yooyu nga xamante ne bii moom moo màggat bañ nar ko réhabiliter, terewul Senelec am na 140 000 compteur mi ngi ci port bi. maa leen di jox boobu information. 140 000 compteur yuñ nanguwul a laal mi ngi ci port bi. xam ngeen lu tax nanguwuñ ko laal? mooy compteur yi nga xam ne moom la Akilee jëndoon indi ko. contentieux bi ñu amoon ak Akilee, compteur yi Akilee indi woon te ma wax leen ne compteur yooyu ñi ngi ci port bi. 140 000 compteurs jusqu'à aujourd'hui ñi ngi ci port de Dakar. ñu Senelec jënd na ko, fay na ko ba pare de. Senelec fay na ko ba pare, du compteur yu ñu fayul de. Senelec fay na 10 milliards ci 140 000 compteurs yooyu mi ngi ci port bi tege depuis des mois, mi ngi fi nanguwuñ ko laal. actuellement ñoom ñi ngi ci en rupture ci compteur, amuñu compteur, jëliwuñu compteur yu bees yooyu parce que rek amoon nañ problème ak Akilee. compteur yooyu nanguwuñ koo laal, ñu bàyyi fi 140 000 compteurs yoo xam ne alalu Sénégal la ndax Senelec fay na ko ba pare. compteur yooyu du compteuru kenn, compteuru Senelec la. mais jëlul yooyu ñi ngi jël yu màggat yi di ko installer nit ñi ci kër yi. képp kuñ fi installer compteur bu màggat bañal, parce que compteur yi Senelec mayu leen ko, da leen koy louer 400 francs ngeen ciy fay yéen ñépp ku ci nekk weer bu dee. kenn ku ci nekk ci Sénégal boo amee compteur na nga xam ne yaa ngi fay Senelec 400 francs ci compteur boobu ñu la monteel sa kër. compteur boobu ñu monté sa kër nag na nekk bu bees. bu leen nangu ñu monteel leen compteur bu màggat, parce que am na 140 000 compteurs yoo xam ne mi ngi tege, nanguwu koo jël moom directeur bi ndax contentieux bi mu am ak Akilee. mais compteur yooyu alalu Sénégal la ndax fay nañ 10 milliards yi ba pare. même su fekkee bëggul turu Akilee feeñ si na ko xoos. man loolu laay digal bi tey, même bu fekkee bi tey bëggul turu Akilee feeñ ci compteur yi na ko xoos. mais compteur yi moom compteur yi Senelec la. kon na dem jëli compteur yu bees yooyu installer ko nit ñi te bàyyi compteur yu màggat yi mu joxe ndigal ne nañ ko installer nit ñi. képp kuy wut courant buñ la indilee compteur bu màggat bañal. compteur yu bees am na fi, dañ koo nanguwul a jël ñoom waa Senelec. loolu nag maa ngi attirer attention wu le ministre de l'énergie, mooy soxna su bees si, di ko féliciter au passage. soxna su bees soosu di ministre de l'énergie bu bees bi, la ministre la maa ngi koy féliciter ndax dégg naa ko assemblée nationale mu ne problème bi amoon entre Akilee ak Senelec te nekk contentieux tribunal dina fexe bañ juboo ci jàmm. loolu képp ku ko xalaat a def rek jamono ji, et puis wax ko solennellement à l'assemblée nationale, kooku bëgg na lu baax, kooku bëgg na sénégalais yi booloo. donc ministre de l'énergie bu bees bi maa ngi koy féliciter ndax am na yéene defar. ministre de l'énergie bu bees bi maa ngi koy féliciter ndax am na yéene defar. li nga xam ne nag moo ma jaaxal mooy
naka laay jënde man 140 000 compteurs mu ñëw ci portu Dakar nekk fa ma jënde ko 10 milliards bàyyi ko foofu ci port bi di dem di jël ci magasin yi compteurs yu màggat yi naan defal leen ko nit ñi ngir lan ngir bu ñu monté compteurs yu bees yooyu rek turu Akilee dana feeñ ci suuf mais nañ ko xoos. mais 10 milliards la Senelec jënde compteurs yooyu alali Sénégal la mais 10 milliards du ay caaxaan waruloo jënde ay compteurs 10 milliards nag mu nekk ci port de Dakar tege fa depuis des mois nangu woo koo jëli sur le simple fait que dangaa am problème ak Akilee mais compteurs yi moom yow yaa ko moom Senelec jëlal say compteurs même bu dee problème ak Akilee bi ñoom ñi ngi koy lijjanti te ministre bu bees bi mi ngi ciy dox tànki jàmm ñoo ngi ci félicité di ñaan yàlla loolu mu ciy dox mu aboutir mais compteurs yi nga xam ne 140 000 compteurs yi nga xam ne moo ne ci port bi laay attirer attention wu ministre bi pour mu woo Demba Bitèye mu dem jëli compteurs yooyu installé ko nit ñi te bàyyi compteurs yu màggat yu bon yi muy installé ci kër jàmbur yi parce que compteurs yooyu kër gu fi lakk compteurs yooyu la kër gu fi am problème facture yu cher yi compteurs yu màggat yi ñu leen di installé la ndax compteurs yu bees yaa ngi ci port bi nanguwuñu ko monté ndax problème bi nga xamante ne bi moom moo amoon entre Senelec ak Akilee man information boobu laa ñëwoon tey pour jox leen ko bugguma fi yàgg di wax ne ñoo ngi félicité madame le ministre bi nga xam ne bëgg na dox tànki jàmm ci mbir moomu mais ñoo ngi attirer attention di ko wax ne ko il y a 140 000 compteurs yu nekk ci port de Dakar booba ba léegi bi tey nangu ko jël sénégalais yi lambda yi nga xam ne ñi ngi demandé courant ñu leen di installer compteurs yu màggat yu njëkk yu bon ya nga xamante ne bii mën naa lakk ba pare seeni facture dana cher maa ngi wax sénégalais yépp képp kuñ fi indil compteur boo xam ne bu màggat la bañal nañ la indil compteur bu bees tàq parce que loolu mooy li war a ne ci contrat bi ndax compteuru Senelec 400 lañ la koy louer chaque mois chaque 2 mois ñu dagg la 800 francs yow moom lañ koy louer sénégalais yi kon ñoo ngi lancé loolu appel di wax waa Sénégal ne nañu gën a vigilant Senelec yéen a ko moom waruñu ko bàyyee benn nit mu di ko caxat-caxatee wala mu ciy def lu ko neex lépp loo xam ne xaw nañ ci dacc koo war a leeral man nag surtout man nga xam ne damaa impliqué woon ci loolu bépp information bu ma ci am pour sénégalais yi war ko xam dinaa ko wax looloo taxoon tey ma ñëw pour 10 minutes attirer attention wu madame le ministre xamal ko ne ko 140 000 compteurs ñu ngi ci port bi Demba Bitèye moo ko nanguwul a jël di jël compteurs yu màggat yi di ko installer sénégalais yi mu nar fee indi ay problème wala ay court-circuit wala ay problème ngir lan ngir rek da ngaa am ak problème nit loolu jaaduwul du dëgg du yoon te compteur yooyu Senelec moo ko moom jënd na ko fay na ko ba pare alalam la fay na ko ba pare bu fekkee insigne Akilee moo ne ci biir moo leen déranger moo ne ci kaw nañ ko xoos wala ñu taf ci dara waaye compteur yi moom compteuru Senelec la te ñu ngi demandé Demba Bitèye mu installé compteur yooyu te bàyyi sénégalais yi ñuy installé compteur yu màggat yu bon loolu mooy message bi nga xamante ne bii indi woon naa ko jëluñu woon décision live mais nag information la te fii ma leen ko waxee nii di ngeen toogaat tuuti ngeen dégg ko ca nam xewe woon ca Akilee rek di ngeen toogaat tuuti dégg su fekkente ne bi changé wul nit ñi dinañu préoccupé wu ci compteur yu bon yi nga xamante ne bi moom la ñuy installé ci kër yi jamono ji parce que compteur yu màggat la yuñ dindi ba pare su baaxoon kenn du ko dindi màggat gu compteur yi màggat yàqu bon moo waral ñu def ko ci seen magasin yi donc war nañu jël yeneen compteur yu bees yi installé ko nit ñi loolu mooy message bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jégalu nag ci dérangement bi di waxaat encore une fois Fou Malade ak Bouba Ndour ak Cheikh Yérim Seck du ñoom ñooy taxaw ci jàkkaarloo di jox kenn leçon de morale parce que leçon de morale amu fi ñi koy war a wax ñeneen ñoo war a wax ay waxu morale ba mu des ñooñu waaw sëriñ si aussi ak ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a diaboliser bëgg leen lu léegi sëriñ bu fi wax dara ñu bëgg la kii toroxal wala ñu bëgg la wax lu lii ak laa wax leen ci góor jigéen ñi ak franc-maçon yi ci plateau télévision yi loolu rek laay xaar maa ngi xaar Sénégal ñu teg plateau télévision boo xam ne dañuy woo ay kàngam wala ñu woo ay kilifa diine ñu ñëw wax ci góor jigéen ñi ak franc-maçon yi ndax télévision Sénégal ñeme na ko wala déet loolu laa leen di xaare bu dee sëriñ si moom il faut ñu wone leen daal ne waaw dóor nañ gone bii dóor nañ gone baa xas nañ gone bii way
dóor nañ gone gi wala dóor nañ kii terme kii affaire cara sécurité d'accord affaire cara sécurité am na problème juge bi mi ngi ci di ko enquête résultat yi bu génnee Sénégal gépp dinañ ko déggandoo bu ci sëñ Modou Kara defee lu jaaduwul la yoon wax nañ ko teg waaye it comme na ma leen ko waxee woon nañ ko sant gërëm ko ci li mu réussir ci nit ñoo xamante ne bii réussir na ba dugal leen ci société bi. ña ca des nag muy Fou Malade jàpp naa ne ONG góor jigéen yi financé concert rabam yi moo tax du ngeen mës a dégg Fou Malade critique góor jigéen ñi. du ngeen mës a dégg TFM teg plateau de télévision di xeex góor jigéen ñi. du ngeen mës a dégg TFM teg plateau de télévision di xas faramason yi te ñaar ñooñu ñoo gën a dangereux jamono ji ci Sénégal. li gën a dangereux jamono ji Sénégal mooy góor jigéen ak faramason te ñi ngi fi ne xus te du ngeen dégg mu ko benn télévision wax ci dañ leen koo tere wala déet nañ ko wax du ma yegg ba ci biir de ndax dañ leen koo tere ndax état du Sénégal dafa génn ci code de la presse benn décret boo xam ne wala benn article boo xam ne dafa tere presse ñu wax ci góor jigéen ñi wala faramason yi nañ ko leeral lu tax ñemewuñ cee wax lan moo tax ñemewuñoo teg plateau woo nitu diine yi ne leen kaay leen Sénégal dëkku diine la Sénégal dëkku diine la catholique yi ak jullit yi ñoo fi ëpp mat nañ presque 99% kaay leen ngeen wax ci faramason yi góor jigéen ñi du ngeen ko dégg maa ngi leen di xaar nag foofu ci côté boobu waaw lii rek la maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi il fallait que ñu dénoncer li nga xam ne moom moo xew nii Sénélec di ay njombe yoo xamante ne bii sénégalais yi war nañ ko xam ne compteur yu bon yi ñu leen di monter ci seen kër bañ leen ko am na compteur yu baax yu fi nekk dañ koo nanguwul a jël loolu nag maa ngi koy wax sénégalais yépp di leen ñaan ngeen partager ñu ko ngir sénégalais yépp dégg ko compteur yu baax mi ngi fi kuñ ci montel compteur bu bon bañal yu baax mi ngi ci port bi tege bi tey moo ko nanguwul jël te loolu nag ministre bi war nañ ci attirer attention di ko féliciter aussi ci jàmm ji nga xam ne bëgg na koo indi ci diggante Sénélec aussi ak Akilee jërë ngeen jëf ba fan yi ci kàttanu suñu borom ñu ngi leen di sant di leen